jaa ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias. Jorge Carlos de Almeida Fonseca nag moom mi ngi ci ab tukki nemmeeku fii ci Sénégal moom jiitu réew bu Cap-Vert fas yéene rek kon daal di jokkoo ak ki nga xamante ne nii moom mooy njiitu réew mi Macky Sall waxtaan wa sax daal di nay door ba mu yegsee nag jot naa yegg ci pencum ndawi réew mi waaye nag ku jëga xaaru ko fa ñaari réew yi nag fas yéene rek déggoo ci lu baree bari ngir luy ñoŋal seenub diggante. ab accident ma nga xew ca diggante Ngaabu jàpp Xuru Mbàkke ñeenti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ca saase loolee démb la woon ñeent jële ci ay gaañu gaañu yu metti ab camion nag la ñu ne moo paan taxaw ca taliba ab xiif nag mi ngi yoot ñenn ci askan wi fii ci Sénégal ab xayma bu ñu def la ñetti téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom la ñu wax fële ca Matam képp jàpp njort nañu fa nag lu toll ci juróom-benn fukki junni ak juróom-ñaar ci doomu aadama loole nag ñu ne faaw ñu taxaw ci balaa làmbaaye ñaaw néewum nag tey jii daal dinañ koy rek jëlee ca clinique ba nga xamante ne nii fa la ñàkkee bakkanam moom moomee di Habib Faye ca France la ca pays réew ma di Paris daal dinañ koy nag jullee itamit ca jumaa ja nga xamante ni moom moo nekk ca Argenteuil dinañ ci ànd ak ci kanam tuuti ak Ibrahima Camara ak li nga xamante ne rek ay seede la yu fa tukkee mbokki ponki xibaar yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee ko. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak tukki bi nga xamante ne ni njiitu réew bu Cap-Vert mi ngi koy amal fii ci Sénégal tukki la nag bu am solo ndax ñaari njiitu réew yi muy bu Cap-Vert ak bu Sénégal daal nañu nag déggoo ci ay mbir yu bari bokk na ci wàllug wér-gu-yaram ci wàllug koom ba ci nag wàllub yoon tey ji nag daal di nañu rek janoo ak taskatu xabaar yi solo si nag mooy fexe ba diggante ñaari réew yi gën a rattax dañ ci ànd ak Alassane Ba. ci tënk république bu Sénégal ak ci Cap-Vert jot nañu xaatim ñeenti accord Dakar ak Praia bëgg gën a ñoŋal dem beek dikk bi ci lu jëm ci wàllu jaww jeek géej gi ci loolu sax njiit réew mi Macky Sall di xamle ne njàngat mi jëm ci wàllu nekkin wi dem beek dikk bi ci wàllu géej gi daanaka ñu ngi ciy xalaat. Le comité bilatéral entre le Cap-Vert et le Sénégal. comité bilatéral diggante Sénégal ak Cap-Vert dina daje fan yi ngir saytu programme yi nga xam ne moo boole ñaari réew yi dama bëggoon tamit wax monsieur le président ne que lancé nañu li nga xam ne mooy compagnie bii di Sénégal SA ndax tamit loolu dina mën a liggéey ak li nga xam ne mooy Inter Cap-Vert. SA qui pourra travailler avec Inter Cap-Vert. yeneen i accord itam ci lu jëm ci wàllu justice wérgu yaram ak communication sociale jot nañ ko xaatim pour kii di Jorge Carlos de Almeida Fonseca nekk na li nga xamante ni dana gën a ñoŋal diggante ñaari réew yi. Nous sommes capables de élargir, de consolider ces relations. justement sax ci lu jëm ci wàllu CEDEAO njiit réew mi Macky Sall di xamle ne communauté bi. dana gunge Cap-Vert. Vous avez une spécificité, c'est que le Cap-Vert. Cap-Vert dafa am ay particularités mooy dëkk insulaire la kon faaw rek ñu dooleel coopération bi te it CEDEAO jàpp si ngir dimbali ko ci wàllu enclavement ak yeneen yu ni mel. D'isolement, d'enclavement soit définitivement vaincu. njiit réew bu Cap-Vert di dalal xelu sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi foofu ca réewam ñu xayma leen ci daanaka ñetti junni. On va faire tous les efforts pour améliorer les conditions, pour progresser et créer les conditions pour que les Sénégalais puissent être établis à Cap-Vert comme les Cap-Verdiens sont ici à Dakar. ab agenda bu xaw a chargé di xaar kii di Jorge Carlos de Almeida Fonseca ginnaaw assemblée nationale njiit réew bu Cap-Vert dana dem fale ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wante itam fale ca Thiès. pencum ndaw réew moomee nag mu jot a yegg député yi faree ci kujje politique ga ñoom xaar ñu ko fa mu mel ni nag kon ñëw nga foofee saful kujje gi kii nag di njiitu réew bu ni ñu ko waxee Cap-Vert yëkkati na ay kàddu ci wàllu woowee wala sax boog nangu la yëy yàbbi ci li nga xamante ne ni nag moom la kujje politique gi def Jorge Carlos de Almeida Fonseca ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba Pape Sangone Mbaye. C'est une question
la politique intérieure du Sénégal. boycott bi question politique intérieure bu Sénégal la waxtaan naa ci ak président Macky Sall te tey it jox na ma ay explications waaye dañu war a xam ne démocratie nekkul lu parfaite ndax processus la waaye ñun lu ñu leer ba leer mooy Sénégal ab référence la ci wàllu démocratie ci Afrique waaye li am ba leer mooy bëgguma def ay commentaires ci li nga xam ne mooy politique intérieure Sénégal. C'est normal. La démocratie, c'est un chemin pour le progrès. Mais je ne veux pas faire des commentaires sur la politique intérieure sénégalaise. Merci. ñu des ba tey nag ci tukkib nemmeeku googe ak ni ñu ko xamee waxoon nañ ko ku jëkk politique bi nga xamante ne tey jii xaaruñu ko ca assemblée nationale moom jiitu réew bu Cap-Vert Moustapha Guirassy nag moom na ma ko jàppee rek mooy tontu la bu jëm ci njiitu réew bu Cap-Vert gis-gisam nag ute ak bu Aymérou Gningue nee na nag loolee lu ñu tàmm gis ci kujje gi la wan gannaaw loo xamante ne ñi moom jàpp nañ ni njariñ ma nga ca di Saprera Mohamed Dieng. opposition parlementaire bi fas yéene boycotté message du Jorge Carlos D'Almeida président cap-verdien bi di amal ak nganu ñetti fan fii ci Sénégal Moustapha Guirassy bokk ci député yi nga xam ne ay non inscrits lañu di joxe raison yi nga xam ne moo tax kujje gi jël position bu ni mel. souvent da nga koy def yaakaar ni am na benn vitalité démocratique boo xam ni am na ci réew moomu am na ci hémicycle boobu moo tax nga mën a dem waxtaan ak opposition comme majorité donc dañuy saisir occasion boobu pour wax tamit à ce même président ni nga ko yaakaaree demeewul noonu. opposition bi tàmm na di def ay boycott loolu mooy gis-gisu Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar jàpp ne jëf ju nu mel amuñu ci benn mbetteel. li am nag mooy li xew mooy boo bëggee yaakaaree ni yow rek yaa am dëgg wala nga defee ni da ngay jóg xeexloo waa réew mi nga mën leen a bañ a xeexloo ñu xam ni li nga leen di xeexloo du seen njariñ. beneen argument bu opposition bi avancé ngir boycotter séance solennelle bi. wante puisque amoo benn possibilité wax donc benn pexe rek ngay am pour mën a wax nit kooku ak ñoo xam ne am nañu yaakaar ni sunu démocratie vitalité am ba léegi mi ngi au même niveau lenn rek ngay am comme possibilité mooy trouver beneen moyen def ko mooy ñu bañ la fa gis parce que da ngay bañ a jouer rôle boo xam ni de figurant rôle boo xam ni da ngay dëggal image boobu te fekk nekkul. Aymérou Gningue bu Benno Bokk Yaakaar jàpp ne posture bi politique rek moo ko lal. nga ñëw assemblée def say pexe pour jéem a fexe ba li nga xamee ni moom la ñu bëgg a doxal muy loo xam ne dafay dolli doole suñu démocratie ndax ku nekk xam nga ni dañ naan bët lu yanu waaye xam na lu bopp àndal réewu 14 millions doomu adama ñetti téeméeri parti nekk fi loolu de moom lu doy waar la. boycott bi opposition bi li mu ci jublu mooy maanaam lancer ab signal fort jëmale ko ci opinion internationale waaye majorité bi moom mu ngi wéy di regretter acte bu ni mel. ñu àddu nag ci njàngale mi ak li nga xamante ni nii nemmeeku nanu ko muy nag examen yi nga xamante ne kon waxtu yu ñu ko war a def nag daal di nañ koy rek daal di pousse ngir nag ndongo yi mën a dabu waxtu yi nga xamante ni moom la ñu ñàkk ndax grève bi dem nañu seetlu yenn ci daara yi ndongo yi nag rawatina ngi nekk ci classe bu terminal gis-gisi nag ute na ci wàllu woowee am na ñoo xamante ne rek ñoom yëf yi daf leen jëlee kaw waaye am na ñeneen ñoo xamante ne nee nañ ak lu mën a xew ñoom seen programme daanaka jeexal nañu ko Maymuna Njaay. Fatima Cissé ak Khady Madeleine Ndiaye ñaari ndongo yoo xam ne ci classe terminale la ñu nekk ñaari ndongo yi féete ci l'école privée ñoom li ñu gis mooy datu examen yu yees yi nga xam ne jàpp nañu ko gisuñu ci benn yoon seen bopp. loolu arrangé wu ma moom parce que day yokk tiitaange bi daf may yokk te man su ma sañoon ñu def ko pare si. ku nekk xam foofu féetee daal. xaw na ma métti parce que nag di jàng di yeewu chaque jour 6 heures du matin di jàngi 8h30 ba 17h30 métti na neexul ci kenn parce que ku xam école xam ne jàng lu métti la mais mënuñu ci dara. Baba Ndiaye Souleymane Diop moom bokk na ci ñi ëpp chance wante gisee wu ni comme ni moromam yi waxee li mu gis rek mooy dina am temps bu doy ngir gën a réviser waat. mënuñu ko wedd nañ gën a réviser moom en tout cas daal moom daal ñun fi ñu toll ni instant bi ñu ngi ci mois de mai non pardon fin avril début mai pare tamit war ñu fàttee ni koor gaa ngi ñëw
kon de ce fait nag de mën nañu wax ni que le fait que ñu repousser bac bi daf ñuy xaw a arrangé tuuti. boo demee ci école privée bi ci misaal cours ya mu ngi fay doxee ni mu waree bi ñu ubbee ba léegi cours yi mi ngi commencé 8h30 ba 5h30 ci ngoon wante loolu terewul Khady Madeleine Ndiaye di ñaawlu jàngalekat yi nekk ci public bi ni ñu sësee woon ci seen xeex. mënoon nañu jéem a trouver benn accord seen biir état bi ak professeurs yi ñu toog concerté wu jéem a trouver consensus nu ñuy defee ba sauver année bi. la xewoon ci weeru mai atub 1968 boobaak léegi nag mat na juróom fukki at ñu di ko fàttali xew-xew boobee nag di woon grève bu metti ci étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci daara yu kawe yi daara ju kawe ji loolu nag tax na ba ñi nga xamante ne sax ñoom ñoo ko fekke woon ca jamono jooje sos nañu nag ab kuréel ngir fas yéene nag fàttaliku xew-xew boobee ndax ñu bari ca ñoom am na loo xamante ne ni ñoom jàngat nañu ci waaye tamit am na loo xamante ne gis nañu ni ay njeexital la loolee nag ñi ngi ko jàpp rek kon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent jàpp fanweeri fan ci weeru mai bi ci lañ fas yéene nag kon fàttaliku loole yépp ñu teewlu Ousmane Ndiaye moom kenn la ci comité bi ci micro Fatidien ma ngoog mai 68 étudiants yi ñoo ko sumboon mais syndicat liggéeykat yi syndicat élèves lycée yi ak collège yi ak syndicat patronal yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbiru économie bi ñëpp dañu sympathiser woon autour de mai 68. Ils en ont profité d'ailleurs pour régler leurs problèmes avec seen diggante ak Senghor qui était le président de la République. Seen revendication bi grève générale bi ñu ko déclenché en solidarité avec les étudiants ñu liñ doon jàmbat seen diggante ak gouvernement bi yëpp ñu am ci satisfaction. Ils ont aussi aidé aux négociations ñu diggante waxtaan yi amoon diggante nguur yi ak étudiants yi nekkoon nañ ci facilitateur ba toutes les questions li nga xam ne moo nekkoon ay revendications entre Senghor ak liggéeykat yi étudiants yi élèves yi ak opérateurs économiques yëpp ñu réglé ko. Office national du baccalauréat ka ko jiite woon nag nekkatu fa ab coppite kon am na ki ñu naan Socé Ndiaye nag moom moo wutu ki nga xamante ne moom mooy Babou Diakham nekkoon foofee waaye nag ña ngay laam-laamee Babou Diakham lu ko fa jëlee ndax yenn ci këru yéenekaay ñi ngi naan nag fuite yi nga xamante ne ni moom moo amoon ca atum 2017 loolee nag moo waral jugam foofu ak lum ca mën a doon daal xamaguñu dëgg-dëgg lan la waaye loolee daal la ñu jox te Socé Ndiaye nag jàppale ni moom moo nekkoon directeur des affaires pédagogiques bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Aminata Mbaye Sow. Babou Diakham jóge na ci bopp office du baccalauréat di kuréel gi doon organiser baccalauréat fii ci Sénégal ki ko remplacé mu ngi tudd Socé Ndiaye moomu nag moo fi nekkoon directeur affaires pédagogiques fële ca université Cheikh Anta Diop de Dakar lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar Babou Diakham toog na ci bopp office du baccalauréat boobu nag doon saytu nu ñuy organiser baccalauréat di examen bu am solo fii ci Sénégal ndaxte mooy tax ndongo li tàmbali jàng ay études supérieures waaye nag ci atum 2001 biñ ko tegee foofule jàpp atum 2018 Babou Diakham jot na jànkoonteel ak jafe-jafe ci direction de l'office du baccalauréat ndaxte ci organisation baccalauréat bu 2017 jàpp nañ ñi fuite maanaam njuuc njaaj dafa amoon ci matière français histoire géographie loolu nag andi woon wax ju bëre ba ñu arrêté ay nit yu bëre ñenn ñi sax ñu jot leen a tëj moom Babou Diakham ak ñenn ñi mu doon liggéeyal sax déglu nañ leen section de recherche de la gendarmerie de Colobane ca mujjantal ga ñu daal di koy bàyyi tey ji ñaari weer rek des ngir ñu amal baccalauréat ñu daal di remplacer Babou Diakham andi fa keneen di Socé Ndiaye moomu nag ñu jàpp ne xelam màcc na lool ci lu jëm ci wàllu fraude ak dossier yi ñu war a traité foofee ca université ndaxte ci benn interview bi mu accordé woon suñu confrère yu l'Observateur ci atum 2017 moom mu ngi ni ci at moomu lee mu ngi ne sax am na dossier yu bëri yu ñu war a càmbar ci wàllu fraude
baaxut te loole ci commission bi lañ ko war a traité ginnaaw nag biñ ko joxe lenge yi ngir mu jiite office du baccalauréat fii ci Sénégal Socé Ndiaye nee na bokk na ci li ay priorité mooy mu amal baccalauréat boo xam ni benn càcc du ci mës a am. jaajëfal ko Aminata Mbaye Sow charte bi nag soxal parrainage ñu ne dafa jalgati article yi muy yu 4 bu 3 4 ak 103 alinéa 7 bu charte réew mi professeur Ndiouga Sarr nag moo gisee noonu moom nag bu ko weesoo rafetlu na recours bi nga xamante ni ku jëkk politique gi ñoom daal dinañ koy rek kon déposé maanaam yóbbu ko ngir nag ñu mën a neenal li nga xamante ni moom mooy charte boobe bu ko weesoo tamit nee na ku jëkk politique gi mën nañoo gën a sori sax ci recours yooyu dem ba biti réew daal di fay kalaame Fatimata Ba. xeex gi ñu sumb ngir wone seen ñàkk ànd ak loi bi soxal parrainage bi dañu koy wéyal député yu bokk ci kujje gi nag déposé ab recours en annulation ca conseil constitutionnel mu doon ab démarche bu jaar yoon bu ñu sukkandikoo ci professeur Ndiouga Sarr moom nag jàpp na ni loi boobule dafa daal di warook article 3 4 ak 103 alinéa 7 bu constitution bi. suñu charte réew bi am ñetti ponkelu ñett bi def ne watu président de la république pour wat bi. dafa ñëpp a ko bokk ñëppay wote universel ba bés mu ne wot bi mën naa nekk wot boo xam ne ñi ñu tànn ñooy wote ji wala peuple bi yëpp ñooy wote ji waaye wot boobu dafay nekk loo xam ne day tollale askan bi yëpp amul kenn ku si ëppale sa morom bi si des mooy wot bi secret la kenn warul xam kenn fu muy wote kon tey bu ñu nelee candidat bu nekk da ngaa war a dem si citoyen yi ñu wutal la ay signature kon mën nañ jàpp suñu xam-xam bu gàtt ne ku la signeel mën na la xam ne yow lay wote même fekkee du la woteel bi si des mooy dañ ne candidat citoyen bu nekk amoo droit signer ñaari nit kenn nga am droit signer kon bu ñu paree signature yi mën nañu xam déjà ne kii nga xam ne mooy citoyen am droit wote ji dañoo limité woon choix mayatuñ ko woon sañ-sañ boo xam ne mën naa signer ñaari wala ñetti nit bi si des mooy am na beneen ponk bu si nekk aussi mooy article 4 mooy suñu ñeenteelu ponk si constitution bi daf ne parti politique constitution moo ko créé nga xëy suba ne léegi parti yooyu léegi ku si amati candidat booy dem léegi bu la parti bi signé jëlee ba pare tànn la da ngay demaat si askan bi neen signé la noo dogal am tooguwaay bi ma mën a dem élection yi kon yaakaar ne amatul njëriñ li ñu dugal muy loi parrainage bi dafa waroo ak article téeméer ak ñett suñu constitution si juróom-ñaareelu alinéa bi wax ne léegi kenn mënatu ko laal. recours bi ñu daal di ko déposé loi bi kon kenn mënagu ko promulguer laata juridiction bi di ci àddu professeur bi moo ni waxee. foo mu xaar ba conseil wax ndax bu conseil waxee ne loi bi baaxul dafa méngool suñu charte réew wate na ko te fekk moom mu signé ko kon day doy waar ndax mën naa bu mu ko signé ñu commencé ko appliquer mu créé effet d'ailleurs sax gis naa fi ñu toll ay nit commencé dugal si internet bi ay parrainage yooyu amuñ teguñu ko si yoon parce que loi bi tant que wote wuñ promulgué wuñ ko loi bi mënul jàll te képp ku jël benn acte si ko loi boobu wàcc nga ak yoon. opposition bi nag am na sax yeneen juridiction yoo xamante ne mën na faa joytu lu ci mel na cour de justice bu CEDEAO waaye itam ca Union africaine. kenn koo xam ne yaakaar nga ne loolu say àq ak yelleef salfaaye nañ ko wala joxuñu la ko war ngaa mën a dem si cour boobu demandé ne lii kanam ni kon nekk opposition mën a am droit dem si conseil dem si cour de la CEDEAO muy tribunal boobu wax ko li ñu bëgg jooytu ko fa ba xam kooku aussi li muy wax mën nañ dem aussi si Union africaine. donte sax bëgg la àddu ci chance wu député yu opposition bi moom professeur Ndiouga Sarr xamle ne li ñu war a wax ci loi bi soxal parrainage bi bëri na. ñu àddu ci procès bu Imam Ndao ñu ko doon wéyal tey ji nag yema woon nag fukk ak ñaareelu bis bi yeneen ñaar tey ñu jot leen a déglu kenn ka nag weddi na ba seet wetti ne moom la ñu teg ci ndoddam lu ca mel ni bëggoon na jihaat ka ca des moom nee nañ nag jot naa yegg ca Nigéria ba jot a sax kon jokkoo ak waa Boko Haram Fatou Bintou Konté. tey jii le procès bi ñuy wax procès des terroristes bi nga xam ne Imam Ndao ak ki ko accusé ñoom ñoo fa nekk am fukki fan ak ñaar tey nag ki nga xam ne moom moo di Alpha Diallo moom ci suba moom moo njëkk présenté wu à la barre de la chambre criminelle mu nekk 26e personne boo xam ne ñu ngi koy déglu ci li nga xam ne moom la ñuy wax affaire terroriste yi lée mi ngi judd ci atum 1987 fii ci Ndakaaru étudiant la en arabe ñu ngi koy toppee nag li nga xam ne moom moo di blanchiment de capitaux ak apologie du terrorisme mu nekk loo xam ne moom da koo bañ ba tëdd ci suuf ñi ngi ko jàpp le
26 février 2016 fee nga xam ne moom moo di Mauritanie gannaaw bu mu amale woon ay cours arabe ci ay sénégalais yoo xam ne ñoom ñoo fa nekk muy xamal ne moom bokkul benn yoon ci li nga xam ne moom la ñuy wax cellule terroriste moom daal jàpp na daal ne mi ngi xamee Mokhtar Diokhane ci ki nga xam ne moom moo di seeni xarit di Salif Fadiga ci benn cérémonie bu fa amoon d'ailleurs moo leen mettre en relation ba Mokhtar sax jot kaa jàngal ñaari fan ci benn livre boo xam ne daf ci bëggoon ut ay xam-xam ki nga xam ne moom moo di Moustapha Diop mu ne ci université du Ramadan la ñu mës a tase ki di Imam Ndaw nag mi ngi ko gisoon rek ci li nga xam ne moom moo di conférence bu nekkoon fee ca Pikine mu doon wax ci bataayu Badr jàpp na ne nag moom musul xalaat sax def li nga xam ne moom moo di jihad ñaareelu ko accusé bi nga xam ne moom moo taxawaat ci baar bi tey mu di Cheikh Ibrahima Ba alias Abou Khaled juddu le 2 mai 1994 à Diaoubé dëkkoon fi nga xam ne moom moo di benn daara bu nekkoon ci Jàmmalaay amul doom nag wante ñu ngi koy toppee li nga xam ne moom moo di acte de terrorisme association de malfaiteurs ak tamit li nga xam ne moom moo di financement du terrorisme moom mu bañ loolu ba tëdd ci suuf mu ñuy nettali nag ña ngi ko jàppee fee nga xam ne moom moo di Niger gannaaw bu mu jugee fi nga xam ne moom moo di Nigéria ci voyage am bi nga xam ne moo di Niger nag mi ñu ciy wax nii ci benn discussion bu mu amaloon ak oustasam bi nga xam ne moom la ñuy wax Moussa Mbaye nekk fee ca Jàmmalaay moo ko waxoon ni boo buggee sa jàng gën a xóot ci wàllum diine bi l'islam faaw nag nga dem fi nga xam ne moom moo di Nigéria ba tax ne bam ca xalaatee mu bëgg faa dem mu ne ko demal fee nga xam ne moom moo di gare routière bu Beaux Maraîchers mu tase fa ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Ba mu jox ko lu toll ci 150 000 francs CFA ci 150 000 francs yooyu ca la demee fi nga xam ne moom moo di Nigéria yegg ca Abadan tase fa ki nga xam ne moom moo di Moussa Mbaye nii di maître coranique am ak tam yeneen sénégalais kenn ki mi ngi tudd Abouza Ibrahima Mbalo Oumar Yafa maître coranique am boobu di Moussa Mbaye nag mi ngi ko xamal ni fii boo fi toogee di nga jàng li nga xam ne moom moo di charia kër ga ñu nekkoon nag ku tudd Abou Amir mi ngi koy nettali moom moo ko moom mu gis fa nag ay sénégalais yu bëree bëri ci kër googee nag mu toog ay diir ñu jógee ci localité boobu dem fi nga xam ne moom moo di Sambisa mu di fief bi nga xam ne waa Boko Haram fa la ñu nekk mu toog ay diir bëgg a ñibbi nag ca la ki nga xam ne moom moo di Mokhtar Diokhane xamal leen ni pour ngeen ñibbi faaw ma dem wax ak ki nga xam ne moom moo di Chakawi xamal leen ni yéen sénégalais yi boo leen bëggee ñibbi faaw nag ngeen def benn groupe nag te bàyyi fi seen li nga xam ne moom moo di seen i carte d'identité ngir ñu bañ leen a xàmmee ci lañu décidé ñibbi nag ñoom ay sénégalais yooyu mu bàyyi fa yeneen sénégalais yi ñoom ñu des fa ñu toog 40 jours yoo xam ne ñu jot leen a tëj fi nga xam ne moom moo di Niger ca Niger nag ki nga xam ne seen benn xarit la mu di Moussa Mbalo sax ci prison boobu nga xam ne Zender la nekk moom ca la mujj faatu police ba nag du mu leen jàppee la leen indi fii nga xam ne moom moo di Sénégal ñu yóbbu leen directement fee nga xam ne moom moo di Rebeuss. sant ko Fatou Bintou Konté ñu wax ci accident bi nga xamante ne nii démb ca guddi la am ci diggante Ngaabu la ak Xuru Mbàkke démb ca guddi ni ñu ko waxee ñeenti doomu aadama ñàkk ca seen bakkan yeneen ñeent jële ci ay gaañu gaañu yu metti ab camion nag bu paan ci kaw taliba moo indi jooje ñu teewlu lieutenant Ousmane Lo moom commandant compagnie sapeur pompier bu Touba la ci micro Mohamed Diop. waaw man maay lieutenant Ousmane Lo maa ngi jógee sapeur pompier bu Touba léegi ci tënk bi benn auto particulier moo ñëw mbëkk benn camion bu stationné ci kaw tali bi dafa paanoon léegi malheureusement muy occasionné 8 victimes yi mooy dafa am 4 yu grave ak 4 corps sans vie. waxoon nañ ko ci ponk yi muy nag xiif bi nga xamante ni mu ngi yoot nee nañ ñenn ci doom yi Sénégal rawatina ak askan wi nga xamante ne nag kon jàpp nañ ni xëy na seen loxo jotewul lool seen gannaaw xayma gi nag ñetti téeméeri junni la ñu wax ak juróom-ñaar fukk ak juróom ca diwaanu Matam kese ña nga fay njort juróom-benn fukki junni ak juróom-ñaar loole nag ñu ne lu metti la te booy xool ña ngay saaxee suufi Sénégal di ko jël di ko jaay ñoo xamante ne nii ca bitim réew la ñu fekk baax loole nag la ñu daal di bëgg mu dakk kàddu yooyu yëkkatee nañ ko fële ca Pikine Alioune Ndiaye moom mooy secrétaire général bu UTS ci micro Salif Sow. souveraineté alimentaire moom tant que Sénégal amu ko indépendance duñ ko am parce que indépendance mu ngi commencé ci nga mën a béy loo lu mën a dundal sam réew tant que yow li sam réew li muy lekk da nga koy jéggaani da ngay dëkk ci nooteel te nasaraan si léegi alimentation bi dañ ko jël def ko une arme pour gën a mën a dominer nit ñi pour gën a étendre seen hégémonie tey jii boo xoolee multinationales yi boo xoolee ni ñuy daw di jënd suuf si nga xam ne moo nekk Afrique c'est pour que ne ñu gën a accentuer seen nooteel ci Afrique gën fi saxal xiif gi pour gën ñu mën a noot gën a mën a jël suñuy ressources di yóbbu di ñu jaxase ñuy xeex suñu biir di fi def lu leen neex loolu souveraineté alimentaire moom tant que amul indépendance mënut a am. ndaje mi aussi dafa coïncider ak suñu union internationale am ñaari mbir yu mag yu mu war a organiser Sénégal muy ñaareelu conférence
conférence africaine yoo xam ne syndicat agriculture alimentation Afrique yi ñooy daje fii ci Sénégal ñu ngi ci séntu lu tolloog ñeent fukki réew ci Afrique. ñu dellu wax nag ci Habib Faye moom bassiste bu Super Étoile bi génn àdduna ni ki démb ca pays réew bu France di Paris néewam nag jëlee nañu ko ca clinique boobu nga xamante ne ni ca la noppaloo ñi ay Sénégal nag doomi Sénégal yi nekk foofee ca France ñu bari nag ña nga woon foofee rek ngir nag sargal ko moom Habib Faye di fàttaliku ay jaar-jaaram bokk na nag ci ambassadeur bi nga xamante ne moom moo toogal Sénégal foofee son excellence Bassirou Sène ñu teewlu ko. jaale mbokk yëpp ñu ngi jaale soxnaam ak famille am di leen jottali njaalu monsieur le président de la république Macky Sall ak gouvernement bi yëpp ñu ngi jaale Youssou Ndour ñu ngi jaale mbokku TFM yëpp ak groupe bi nga xam ne fa la nekkoon di liggéey ak ñoom di bégal waa Sénégal ñun biñ ko xamee mooy ku am xam-xam am xarañ ci li mu doon liggéey ba noppi it ñu ràññee ko ci nekk taalibe sëñ Saliou bu wér donc loolu tax na ba ñu ngi koy jaale mbokku Sénégal yëpp ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla xare àjjana njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxoom. njiital Super Étoile di Youssou Ndour nag moom ñibbisi na ni ki démb fii ci Sénégal tukki ba mu doon def nag ja bitim réew da ko rek mujj dagg ndax tiisoowee ba mu yeggee nag ci aéroport la nu seetlu ci moom waxoon nañu ko tey ci suba ab tiis la waaye tamit naqar ndax ñàkk na rakk ñàkk na xarit dañ ci ànd ak Hadiya Talla. bëriwul luñ koy faral di gis ci anam yi ni mel. xol bu ànd ak tiis ak naqar bi Youssou Ndour àndal kenn mënu kaa natable muy xamal ne rek génn àdduna kii di Habib Faye tiis bu mag la. métti na trop daanaka ñun dañu ñàkk réew mi yëpp moo ñàkk àdduna bi ñàkk na bassiste yëpp ñoo ñàkk. voilà. artiste bi di xamal ni rek rakk la ñàkk. je retiens. ci biir avion bi rek maa ngi doon fàttaliku bés bu njëkk bés bi nga xamante ni maa ngi génn samay kër waajur dem dëkki feneen. daanaka man ak moom ñoo bokkoon bu weesoo musique bi ñu bokk daanaka ñoo dëkkandoo woon Habib sama rakk la. j'ai habité avec Habib. il a quitté chez lui. j'ai habité avec lui à Saint-Louis. Nous avons vécu ensemble. Au-delà de la musique que vous avez entendue, c'était mon propre petit frère, on a vécu ensemble. Youssou Ndour yokk ci seede yi dina rek Habib ku baaxoon la te yaatu woon lool joxoon tamit li nga xam ne mooy liggéeyam gëdd bu war. Habib daanaka ci lépp li nga xamante ni ñun bind nañ ko wala ñu composé ko Habib am na lu rëy li nga xamante ni def na ko ci. maa ngi fàttaliku rek juróom-ñeenti fan ci weeru mars bi ñu génn bi ñuy waajal concert bu Viviane bokkoon na ci répétition yi donte sax dafa feebaroon ginnaaw loolu man ak moom ak Mbacké ñoo bokkoon nekk ci guddi gi. La nuit avec Mbacké on a discuté, il y avait sa fille. Voilà. muy naqarlu rek ñàkk yeggali liggéey bi nga xamante ni kii di Habib Faye sumboon na ko ci wàllu musique. vendredi on s'est parlé. ajjuma ji ñu génn rek oowoon naa ko téléphone man ak Mbacké ñoo nekkoon ci oto bi Habib daanaka mënta woon wax sax. la voix de Habib. ndénkaane tamit Youssou Ndour am na ko ci Habib Faye. qu'on devait aller en Chine au Japon. waroon nañu dem ca Chine ak Japon wante balaa boobu dama ne woon Habib faaw mu ñibbisi fii ci Ndakaaru ndax dafa am ab production bu ñu waroon def production bi jëm ci wàllu coupe du monde bi ñuy dëgmal. newoon na ma sax waaw wante dama ko newoon faaw mu ñibbisi fii ci Sénégal ba noppi. Et il m'a dit oui, j'ai dit bon voilà il faut que tu reviennes d'abord avant qu'on parte. Youssou Ndour jël na dogal dakkal programme am yëpp mënul woon def neneen ndax ku xam digganteem ak kii di Habib Faye mu jaral ko ñibbisi ginnaaw bu mu jëlee motukaay yu war yëpp ngir rek delloo si néew bi mu fas ko yéene gunge ba bañ koy jébbal boroomam. mu bàyyi fi tiis moom Habib Faye ñuy mastawu ñëpp mbokk yi fi la ñuy tàggatoo yéen jaajëfal leen sant leen yéen ñi farewoon ci machine bi jàpp ci xibaar bi mu sotti Cheikh Tidiane Diaw ci kanam tuuti ngir xibaar yi ci nasaraan.